asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki jullit yi ñu ngi leen di ziar bu baax ci émission bi nga xam ne am nañ fas yéene di ko def saa su ne ci ñaar fukki fan ak benn yu nekk ci kër Serigne Touba gi émission bi nag ñu ngi ko tuddee tolluwaayu liggéey kër Serigne Touba gi ndax kenn ku nekk xam na ne fi mu nekk kër Serigne Touba gi dafa nekk ci chantier bu rëy boo xam ne suñu gan ñii ñu toogal incha allah fas yéeneen cee àddu leeral ñu ci lu bëree bëri ñuy wax ne bii nag mooy ñaareelu émission bi nga xam ne saa su ne dina am ci kër Serigne Touba gi ñu toog ak ay kilifa yoo xam ne ñoo seq liggéey bi suñ ciy njëkk a tudd di Serigne Cheikh Mbacke Gueye mi nga xam ne moo jiite comité de suivi bi nga xam ne dina ñëw ci kanam tuuti leeral ñu ci lu bari ci liggéeyu comité de suivi bi ki ci topp mooy Serigne Djibi Gueye mi nga xam ne mooy commission des finances imam Abdourahmane Sarr mi nga xam ne ci commission culturelle la bokk Serigne Mamadou Diop ci technicien nekk ci liggéeyu kër Serigne Touba gi sëñ Massène Sarr nga xam ne tamit ci liggéey kër Serigne Touba moo yor commission technique bi ak Serigne Dame Ñing moom tamit nekk ci ingénieur yi nga xam ne ñoo yor liggéey kër Serigne Touba bi ak Serigne Niang mi nga xam ne ci commission culturelle la bokk ak imam Modou Mbacke Touré mi nga xam ne moom mooy jiite kër Serigne Touba gi sëñ Alaaj Seck bokk ci commission communication sëñ Sall nga xam ne tamit ci techniciens yi la bokk ak suñu caméraman bu baax bi nga xam ne suñu jarbaat la bokk tamit ci liggéey kër Serigne Touba gi ak sëñ Pape Momar Mboup mi nga xam ne moo jiite commission communication ak man mi nga xam ne maa leen di présenté émission bi di Pape Abdoulaye Dieng bokk ci cellule de communication bi kon dañoo bëggoon a wéyal liggéey bi rek jox sëñ Cheikh Mbacke Gueye mi nga xam ne moo jiite comité de suivi bi laaj ko ay laaj rek Cheikh lan moo waral liggéeyu comité de suivi bi ak lan mooy njariñam Bilwa
kon asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibe yi comme ni ko sëñ Pape Dieng di laaj rek ñu fas yéene see indi ay tontu lan moo waral liggéeyu comité de suivi bi comité de suivi bi nag biñ juddoo ak léegi mel na ni mi ngi bëgg a def ay at sabab bi nag moo doon jàppale mag ñi nga xamante ni ñooy suñuy wéjur te ne si kër sëñ Tuubaa gi ñu ñëw wéttali leen lool ci biir liggéey bi ci jamono ne Baye Malick nag lañ ko tàmbali suñu magam taalibe bu baax bu am solo ñëpp xam ko ci liggéey sëñ Tuubaa muy Serigne Mbow moo ko initié woon wax ni jógoon dox ci dëkk bi wax ni kat mag ñi dañoo wéet ci liggéey bi mu bëggoon ndaw ñu wéttali leen moom nag moo taxaw leen comité de suivi bi ñu yaatal ko lool ci dëkk bi boobu ak léegi nag ñu dox yàlla dogal nag bi mu doxee ba dugg ci loxol sëñ Modou Mbacke Gueye tombé ak liggéey bi nga xamante ni fas nañ ko yéene yeesalaat muy jumaa ji tiim mu doon sumb bu yaatu mu wax ni kon li koy yëkkati tekk ci loxo comité de suivi bi comité de suivi bi nag yàlla dogal man ñu jiital ma ci def ma may coordonnateur bi ñu fas yéene ko yéene àndante ak ni nga ko waxee léegi suñu mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yi ak képp koo xamante ne rek am nga yéene ak cofeel ci sëriñ bi ñu fas ko yéene ànd boobu ak léegi tamit ñu ngi ciy doxal kon mu mel ni taxawal nañ fi projet boo xamante ni projet bu yaatu la léegi yàlla dogal na nag projet bi ñu ko taxawalee li ñu wax rek tànk nu mu gaawee tega ko ci yoon bi ñu waxtaanee ñun ñëpp suñu biir ba déggoo dañu wax ni nañ seet architecte mu ñëw xool liñ bëgg ñu wax ko liñ bëgg moom mu wax ñu naka lay def ba mën a am loolu mooy sababu ñu woo architecte bi ñu koy wax Malick Mbow bi mu ñëwee itamit nag xool na ko ba gis na ni kat wax dëgg yàlla liñ bëgg yëpp bi mu vérifié jumaa ji ànd ak ay experts wax na ni liñ bëgg yëpp nag buñ ko bëggee faaw lii fi jot a nekk muy jumaa ji ñu jël na ndox mu baree bari te mu ñu see tegaat leneen day gën a diis kon nañ ko fi jëlee indiwaat yeneen fondation yu bees ak yeneen doxalin yu bees mu dëppoo ak nouveau technologie bi xew léegi loolu moo doon sabab bi sax ñu jëlee fi jumaa ji kon nag tey tamit mel na ni tamit loola bañ koy waaj di ko defit xol yi toyoon na lool ndax mag ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon doon ci yëngu boobu ba léegi gisoon nañ ni kat loolu yi wax dëgg yàlla gënutoon ndax erreur la ndax ñoom ñoo fi liggéeyoon liggéey bu toll noonu waaye ñu jàpp rek ni àdduna day dox ku seet màkk gi nga xamante ni fa la ñëpp dox jëm ba à l'heure actuelle ña ngi fay amal ay travaux yoo xamante ni ca la wër kaaba bi yëpp buur ba jënd na ko dédommagé ña fa nekk toj ko di ko yokk jëme ko ci biir kaaba gi Touba gii nga xamante ni yàlla suñu borom dogal na ñun ñëpp fa lañ yaakaar jëmit gis nañ ne saa su ne ay yeesal ma nga fay am kon nag mu mel ne loolu mënta ñàkk ci yoonu lislaam tey ñu wax ni ñu koy baaxoo di waxee toujours rek képp koo xamante ni mag ñàq bi nga xamante ni mag ñi ñàqoon nañ ko ci jumaa ji ku ko mënta jëlaat defaat ko ba muy ndox delloowaat ko ci seen yaram mënoo leen a tee fayee ko ca lañ ci war a am ndax démb lañ ko defoon ngir yàlla ak yonent bi jëmmi Sëñ Tuubaa loolu sëriñ bi da koy fay dem nañ sax ba ñeewantal loolu ba tax na bi ñu wàccee jumaa ji ba noppi ñaari sooroor yi gënoon a mag ci sooroor yi dañ ko enterré ci biir diggu jumaa ji kon mel na ni léegi mu ngi ci fond jumaa ji mu ngi ci biir jumaa ji dafa fas yéene tegu ci kawam mu ñu ëpp nag ci toj bi sax mi ñu réservé ci biir kër gi comme que dafa war a amaat ràmbale fas nañu yéene bu ñu noppee rek moom la ñuy jiitalaat ci ràmbale bi su ko defee barkeeloo ko ci ñax mag ñi kon mu mel ni loolu moo doon sababu toj bi kon nag ñu ànd ko nag ak suñu mbokki taalibe yi techniciens yi ngi fi toog sëñ Mamadou Diop moo jiite projet bi ànd ko ak sëñ Dame Ñing ànd ko ak sëñ Massène Sarr ànd ko ak sëñ Mamadou Sall ak techniciens yi mel ni ñoom te nekk ci biir dëkk bi vraiment ñoom it ñu fiy des liggéey bu ak sëñ Mar Seck ñoom Seck Ndiaye daay ouvrier ku lim juum waaye itamit quintessence bi loolu rek la waaye nag ñu xam ni booba ba léegi itamit ñu ngi ci def liggéey bu am solo ndax mënoon na noo dem jël entrepreneur jox ko liggéey bi defuñu ko dañu wax ni compétence yi ne ci dëkk bi la ñuy dajale ndax it entrepreneur boo ko jëloon munta am ñun li ñu am ndax lii ñu am kenn ku si ne entrepreneur kon donc buñ dajalee compétence yëpp dayub sëriñ bi rek la ñuy wane ak sëriñ bi mooy lan kon nag mu mel ni kon loolu ñoom seen Jóob dinañ ci ñëw loolu daal mooy sababu comité suivi bi nag jël liggéey bi yoral ko seen bopp booba ak léegi tamit wax dëgg yàlla gis nañ ne mi ngi dox kon dañuy yemale foofu kàddu yi bu question yi dikkee ñu gën cee dolli su ko defee ñu yemale foofu kàddu yi. waaw jërëjëf sëñ Cheikh waaye dafa am lenn loo xam ne dama koo baaxoo di gis ci ndaje murit damaa gis ne saa bu ngeen tàmbali ab projet
da ngeen di am ndigal ma bëggoon xam ndax ndigal loola ndax wàcc na ci yéen wala déet. waaw kon murit ndigal loolu ndigal li moom alaa kulli aalin murit moom ci ndigal lay dox. ndigal li muy wàccee ci ñun ndax sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke yàlla na yàlla yokk leeram te dolli ko ay tawféex fa mu ne moom ci ndigal li ci moom la jógee moom ci boppam moo yónni ku ñuy wax taala xumma doon ko am liggéey bu mu ko doon saytuloo ci biir Tëngéej bi ci sëñ taala xumma noppee ba noppi ñun ñii la woolu man mii la woo lu ma kat sëñ bi moo ma doon am liggéey bu ma doon sant yow laa xam ni su ma la ci laajee di nga ma ci wax la nga ci xam ba mu nee day ñëw sama kër dama ne ko déet ndigal lu jógee ci sëñ bi moom fas ñu yéene ngay ñëw di ma seet si booba laa ànd sëñ Alaaji Sekk mii toog ñu dem fekki ko mu wax ñu la ko sëriñ bi wax ñu nit ñu wax ko lañ ca xam ñu toog ci une semaine mu wax ñu ni sëriñ bi nee na ngeen ñëw ba ñu demee itamit nag sëriñ bi wax ni lam ñuy wax jox ñu ndigal lam ñuy jox ñu nit ñu ñëw jox compte rendu bi sëriñ Modou Mbacke Gueye moom itamit mu dëggal la sëriñ bi wax tombé ak caravane màggal gi ñëw mu ni kat yéen waa comité civil bi dama bëgg ngeen organiser ma màggal mu mel ni kon bañ organiser màggal bi mu doon lu extraordinaire Tëngéej yëpp yëngu vraiment organisation bi ñoom ñëpp ñu d'accord ni Tëngéej vraiment wane na ci taxawaay bu am solo loolee mu mel ni ca la liggéey bi tàmbalee ndax sëñ Modou Mbacke bi ñu gan ñëpp dajalew ñëw dafa wax ni kat bu sañoon ñu soññee ci jumaa ji ci la sëñ Modou Mbaye Samb soññee ci ba la ciy xew-xew ci nga xamante ni ñu wax sëñ papier si joxe ci 200 tonnes mouvement bi daal di jóg bi damay jox compte rendu sëriñ bi waxtaan ci ak moom xamal ko ni ndigal li kat nii la tëddee mu rafetlu ko loolu kon nag mu mel ni ndigal li ci sëñ Sidi Mokhtar la jógee bi yàlla dogalee tamit mu dem àjjana ñu laataa ñuy laalaat dara defaat nañ délégation demaat ci sëñ Muntaxa Bachir waxtaan ci ak moom mu joxewaat ndigal lu kawe defe naa gis nañ ko ci télé bi te it yor nañ image yi xam naa dinañ jël image yooyu dugalaat ko ci biir programme bi comme ça ñëpp gisandoo ko wax ci wax ju kawe fas ko yéene àndante ak ñoom kon mu mel ni nag ndigal li moom ndigal la sëriñ bi la lu wér te it dinañ ko wane waale ñëpp xam ko kon daal loolu mooy laaj bi defe naa kon loolu mooy tontu bi la. jërëjëf sëñ Cheikh yaakaar naa ne kàddu yu leer na xon dañuy jàll ci ki ci des rek muy imam sëñ Abdourahmane Sarr ndax ku xam jumaa xam ne am na lu ci Yonent sallallahu alayhi wasallam wax yàlla tamit am na lu wax ci defar jumaa kon dañoo bëggoon rek mu leeral loolu ci wàllu culturel bi ñu xam yi lay jumaa dëgg-dëgg ci lislaam loolu la bismillah sëñ. auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi allazi jaal lana xayra ummatin uxrijat linnaas wasalaatu wasalaam ala nabil huda wa rahma sayidina muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi wa xadimihi wa man tabiaqum bi saanin ila yawmi diin gannaaw ba nu sante yàlla julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu nuyub lislaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw nuyoo yooyu ñoo ngi ñaanal Cheikh Muntaxa Mbàkke Bachir mi nga xam ne moo toog jataayu Xaadimu Rasuul suñ borom guddal aw fanam ba li muy am yéene liggéeyal lislaam suñ borom defal ko ci lu kawe njortam te ñu ànd kook ñun Sëriñ Pape Dieng ñu ngi am mbégte lool ci kàddu yi nga xamante ni laaj nga ñu ko ci néegub yàlla suñ borom bi nga xam ne moom la ñuy taxawal fii ci kër Sëñ Tuubaa gi nga xam ne moo nekk ci Tëngéej néegub suñ borom nag muy néeg boo xamante ni alxuraan wax na ne ñeel na yàlla suñu boroom ab néeg ci kaw suuf te mooy ñu tabaxal ko jumaa jooju nag sallallahu alayhi wa sallam wax ne barab la boo xam ne xeetu seyduna muhammad alayhi salaatu wasalaam dañ fay daje di joxe waxtu yi julli yi nga xam ne moom la lislaam wàccee ci suñu kaw ñun jullit yi ba tax na sallallahu alayhi wa sallam wax na ni képp koo xam ne gis ngeen ko mu taxoo jàkka wala jumaa na ngeen seede ni kooku day ku gëm yàlla suñu borom la kon seede googu nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam def na ko ci néeg bii nga xam ne moom la ñuy tabaxal suñu borom fii ci kër sëriñ bi jar na mboolem koy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah nga jaayante yàlla suñu borom
ngir feeñal sa yéene sa pas-pas moo xam ci xalaat la moo xam ci koom-koom la moo xam sa doole la ngir néeg boobu mën a taxaw fii ci kër sëriñ bi. kon muy néeg boo xamante ni it dana joxaat occasion ci mbooleem koo xam ne dafay wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah maanaam la yonante bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne salaatul jamaa muy jullik mbooloo néegub suñ borom da koy may jullit bi mu koy mën di amal. te ku ne xam na ni salaatul jamaa yonante bi alayhi salaatu wasalaam nee na jullik mbooloo ëppee na daraja 20 daraja ak juróom-ñaar ci jullik benn nit. te loole lépp jumaa dafay tënkaat loolu ci jullit yi muy mbir moo xamante ni di néeg boo xamante ni it yool la boo xam ne laa yarim la du dog mukk. képp koo xam ni jëf na saw ñàq ci néegub suñ borom boobu yiw la woo xamante ni du dog ba keraa ñuy wujj suñ borom wala ba keraa bis penc di taxaw. muy néeg boo xamante ni it sallallahu alayhi wa sallam ni képp koo xam ne tabaxal na ma lu toll ni tàggu pitax bu ëllëgee sa pay mooy ñu tabaxal la dëkkuwaay sa àjjana. kon barab la boo xam ne ñoo ngi ci woo képp koo xam ne dafay wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah nga ñëw àndante ko ñun kéem ni nga xamante ne noonu la ko mbokki taalibe yi taxawoo ginnaaw bi nga xamante ne jële nañu ndigal li ci ki nga xam ne moo fi toogal sëriñ bi. kon daal yiw wi nga xam ne nekk na ci néegub suñ borom yaatu na lool. yiw la woo xamante ni làmmeñ mënu koo tudd waaye xalima mënu koo bind it ngir yaatu gi nga xam ne yaatu na ko. barab la boo xam ni it dana may occasion jullit yi ñu fiy daje di saafonte de nemmeekonte ci seen wàllu li nga xam ne ñu ngi koy dund muy diine lislaam. kon néeg la boo xam ne daal ñu ngi ciy woo ñëpp di ci yaakaar it ñëpp it te xam ne ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla dogal ñu koy saytu bàyyiwuñu kenn. woo nañu ñëpp ci dëkk bi ak lu wër dëkk bi ñu àndante néeg bi nga xam ne fas yéene nañu la Sëriñ Tuubaa waxoon ne sama kër gu ne maanaam taxaw na taxawaayub néegub suñ borom ñu amal ko fii ba bu ëllëgee Cheikh Mountakha Mbacké Bachir ñëw ubbil ñu ko. ñoo ngi koy ñaanal ñëpp. wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëñ Abdourahmane Sarr kàddu yi am na solo lool yaakaar naa loolu jullit bu nekk war na koo dégg waxuñu taalibe murid yëpp mais jullit yëpp war nañu dégg loolu wax kon ñu ngi lay sant bu baax xam naa kon dañuy dugg rek ci aspect technique bi ndax gis nañ ne daal yéen jumaa ji da ngeen a gas kàmb gu rëy kàmb goo xam ne xamuñu kàmb gi lan moo ci war ne ndax mos ñoo gis jumaa ji ñuy suul te loolu it war nañ ci am ay leeral kon yéen ñi nga xam ne yéen techniciens yi nag bëggoon nañ wax dëgg yàlla ngeen leeral nañu ci incha allah ñu jox sëñ Mamadou Diop mi nga xam ne moo jiite commission technique bi mu sànni ci ay kàddu bu pare xam naa yeneen bokk ingénieur yi ngeen ci sànni ay kàddu
sëñ Mamadou bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu. mbokki jullit yi ak mbokki ñiy teewlu Rio TV ñu ngi leen di nuyu di am mbégte nag di toog fii ngir waxtaane li nga xam ne dafa jëm ci liggéeyal sëñ Touba muy taxawal juma fii ci kër sëñ Touba di nekk Tëngéej. sëñ Pape Dieng laaj bu am solo nga laaj ndax fondation bu toll nii ku ko gis ñu gas kàmb gu toll nii faw xel yi xaw a jaxasoo waaye loolu li ko indi mooy li fi jële woon li fi nekk moo tax lii ñëw ndax ku ne xam ne ciment benn yoon lay tooy te dafa bokk ci bu fekkee ne da ngay taxawal dara muy barabu jàkka muy barabu liggéeyukaay ndax loolu lépp dafa bokk ci liy dugg ci cadre habitat ndax habitat mooy lépp loo xam ne nii doomu aadama fépp fu doomu aadama di nekk ci habitat la bokk te loolu ñu cosaan li ñu ngi ko jëlee ci àjjana ndax àjjana lañ dëkkoon jóge fa kenn ku nekk bi nga laata wàcc ci àdduna jaar nga ci sa biiru wayjur def fa juróom-ñeenti weer kon foofu tamit mooy deuxième habitat bi nga xam ne nit ki nekk na te ci biir habitat boobu dañuy am ay aspects yoo xam ne dañ koy satisfaire maanaam dañ koy matale muy li ci jëkk mooy confort nit ki buy seet dëkkuwaay faw mu am confort bi chaise bii nga toog sax hauteur bi ak lépp li ci aju dafay participer ci confort maanaam neexitu nekk ci barab bu dee barab boo toog wala barab booy voyager wala barab booy dox li aju nag ci juma nga xam ne dañ fay jaamu yàlla kon nag war nañ koo gën a xoolaat loolu moo indi ñu seeti architecte te architecte bi moom tamit buy defar projet bi daf koy calculer maanaam da koy xayma ci dëkk ba nam toll mën naa am mu indi historique mën naa am mu indi yu baree bari yoo xam ne ay cible ak ay objectif yu bari objectif yi mooy ñaata jullit ñoo ci war a mën a julli bu loolu weesoo tamit dañ xam ne fu ay nit di daje sécurité daf ci am solo kon bunt yi génn bi yaatuwaayu jàkka ji ak bunt yi ak yëpp dañ koy war a seetaat ba nga xam ne kon loolu moo indi dayoo jumaa ji léegi nag jumaa jooju bi nga xamee ne architecte bi defar na ko ba pare ñu xam ne comme ni ko sëñ Mbacke Gueye waxee tànk lu mu gaaw kon daf koy awe ci yoon ñu ne kon nañu xool suuf siñ koy def ci lañ dem contacter Labosol laboratoire bi ñi nga xam ne seen xam-xam dafa nàcc jëm ci saytu suuf li muy antan ndax loolu leeral bu ndaw mën na cee am ndax ku ne xam na ne nit ki poids bi ngay yor yow sa tànk li tax nga am ñaari tànk mën a taxaw fas ñeent la ci am waaye xool ndëggu gi ni mu toll waaye mu mën naa dox ci kekk gi waaye boo ko yóbboon ci désert bi du mën a dem waaye gëléem mën na faa dem ndax gis nga tànk ni muy féeyee kon looloo indi fondation yi en général dafay yaatu ndax fu nekk ci ak barab bala kon bi ñu saytoo loolu ba pare tamit ci la ñu dénk liggéeyu bi nga xam ne moo jëm ci yax bi maanaam li nga xam ne dañ koy tabax am na ci aspect sécurité ndax habitat boo waxee confort di nga wax sécurité ndax nit ki neexitu nekk ba faw tamit li nga xam ne day tim nit ki muy 1 tonne 500 lu mu néew ci mètre carré bu nekk faw nga sécuriser ko sécuriser boobu mooy nga xool dayo bi xool ciment beeg béton bi ak fer bi naka nga koy stabiliser muy ay calcul statique yoo xam ne nii loolu bureau d'étude bi ku ñuy wax Galaye Niang def na ko architecte bi Malick Mbow la ku ne xam na ko ne am taxawaay la ci architecte yi bi loolu wéyee tamit def nañ étude remblai bi xam ne kon bu ñu génnee suuf bi nga xamee laboratoire bi xool na suuf si ba xam xeetu suuf yi nga xam ne moo fi dajaloo gis nañ ne daanaka fii ak 10 mètres ci suuf wala 13 mètres même suuf bi moo ci nekk lii yërmande moo ci dugg waaye ñun ay weñ lañ waroon a def te weñ yooyu mooy yi am Massalikul Jinaan mooy yi am aussi Grande Mosquée Touba weñ yooyu mooy dem ba ci suuf su baax sa mun a fa dëj nga soog a jël kii bi jumaa ji teg fondation yi teg ko ci kaw waaye biñ gisee alternative yi dañ ne kon nañu wàq lu tolloo 4 mètres remblai 2 mètres daal di commencé suñu fondation kon gis nañ ne 200 camions latérite bu camions yu 20 mètres cubes dugg na ci biir liggéey bi remblai boobu paree nag
ci lañ tàmbali li nga xam ne moom moo jëm ci fondation bi carrément nga xam ne moom mooy tànk yi ak poto yi nga xam ne ñoom duñ pare buñ ko suulee ba pare loolu nag ci la ñuy commencé élevation bi mu am nag beneen liggéey boo xam ne nii mi ngi war a dox ci suuf muy seconde œuvre bi nga xam ne ci wàllu confort boobu may wax électricité dafa war a ñëw plomberie yi dafa war a ñëw paratonnerre yi dafa war a ñëw yooyu yëpp dañ ko war a étudier te dañ koy comme projet bi dañu toll ci étude ak réalisation ndax projet bi ni mu toll la ak te jamono moo laaj sax loolu bareetul benn projet boo xam ne dañuy tënk lépp ba mu sotti ñu soog a tàmbali liggéey bi loolu daanaka bareetul ndax liy aju ci fondation dafa liy aju ci bâtiment di ko taxawal dafay am ay aspect modification yu baree bari yoo xam ne ni xelu doomu aadama mel la saa su nekk dafay gën a xarañ kon boo xalaatee yëpp ba teg ko ba pare bi du tee ci biir réalisation bi day am ay modification kon looloo tax ñu ne kon nañu def étude ak réalisation façon bi ñu ko bëgg a liggéeyee tamit mooy ingénierie concurrente bi nga xam ne nii moom lañ bëgg comme ni ko sëñ Cheikh waxee ndax kenn ku nekk ci ñun am na ay aspect am na ci ay jaar-jaar yoo xam ne def na ko liggéeyal na ko boppam ci yeneen i société kon loolu bu ñëwee ci société sëñ Touba bi nga xam ne nii nag moom ala kulli alin mooy gën a oomal ndax ku ne xam na ne tabax juma yàlla moo lay tabaxal kër sa àjjana kon déjà loolu rek jar na ñun ñëpp ñu bàyyi suñu lépp wala jël suñu xam-xam bi yëpp indi ko fii su ko defee ñu dajaleeg mbokku taalibe yi koo xam ne nii mën nga maçon nga indi ko ndax noonu la daayira di doxe te loolu sëñ Cheikh Mbacke moo ñu ko jàngal sëñ Cheikh Mbacke moo indi xalaat bi nga xam ne moom la daayira di doxe nga xam ne daayira moom ñii dañoo mën ñii dañoo am ñii dañoo xam ñii am jot su ko defee kenn ku nekk loolu nga am dara mënul dem bàyyi sa morom su ko defee ñu boole ko waxtaane ko di liggéey bi ci sago ba daanaka liñ ci bëgg a am ñu am ko. waaw jërëjëf sëñ Maodo Diop yaakaar naa leeral technique yi moom am na solo lool waaye man damaa gis ne ci intervention gisuma fenn foo xam ne maanaam ci wàllu nature sol bi ndax gis naa ne fii ngeen nekkee nii fi jumaa ji war a nekk fi mu war a nekk lépp argile la maanaam ban bu ñuul kukku la ma gis ne da ngeen a gindi ban bi yóbbu mu mel ni mu yàq ci man ndax ban bi xëy na am na fu mu mën a dem waaye yooyu yëpp duggoo ci fond yi ba xam ma yaakaar ne sëñ Massène Gningue war na cee mën a wax sànq sëñ daam ñi ngi war na cee mën a wax sëñ Massène Sarr war na cee mën a wax parce que sànq yaa ngi may wax remblai wu 200 camions 20 000 cubes ma xam ne loolu c'est un coût xaalis bu bëri la loolu yaakaar naa sëñ daam war nga ma cee mën a leeral ba ma xam aspect technique yooyu lan moo waral loolu ndax day mel ni yàq ci man daal.
mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp maa ngi nuyu seen téléspectateurs yi di kontaan trop ci question bi mu posé sëñ Dieng boo gisee ñu procéder de cette manière là ñu jël type de fondation bi ni ko sëñ Modou waxee sànq jël nañ contact ak labo bu ñuy wax labo sol moom xam seen xam-xam dafa màcc ci étudier sol bu nekk suuf bu nga war a teg sa bâtiment ñu étudier la ko ba wax la naka la mën a nekkee nooy mën a defee say fondation pour mu mën a taxaw ci type de fondation boobu ñoom bi ñu ko xoolee def nañ ci ay prélèvement dem nañu ba ay 10 mètres 15 mètres ñu jël sol boobu yóbbu ko seen laboratoire étudier ko seet xam ni suuf bu baax bi mu ngi toll ci 15 mètres ñu ni kon léegi ñaari façon ñoo mën a nekk ñaari façon fondation moo mën a nekk léegi dañuy jël ay fondation sur pied li ñuy wax fondation sur pied samp ay pieux yoo xam ne day am yenn yi diamètre 30 centimètres yenn yi diamètre 60 centimètres ñu gas leen ba mu dem ba ay 15 mètres ci suuf wala 18 mètres mu fekk foofu sol bu baax ba ñu génne leen ba ñu génn ba ci kaw ñu jël fondation yi teg ko ci kaw pieds yooyu loolu mooy tax bâtiment bi mën a taxaw dëgër ndax sol bi ñuy wax nii dafa nekk li ñuy wax argile gonflante façon suuf la boo xam ni su tawee bu ci ndox mi laalee rek day mel ni beurre li ñuy wax beurre ñun noonu lañ koy tuddee ci suñu langage beurre boo jëlee paaka teg ci day daw dugg ci biir noonu lay demee exactement de la même manière sol bi boo ci tegee sa bâtiment comme bâtiment bi du nekk bâtiment bu ndaw bâtiment ñaari étage la bâtiment bi ci boppam rek mat na 10 mètres ñaari étage la soroor yi benn bi nekk na 37 yenn yi nekk ay 25 mètres ñeent yi donc loolu dafa nekk ay charges yu diis yoo xam ni kenn mënu ko teg ci sol bii loolu moo waral donc ñu jël ñaari solution yooyu benn bi moo doon def pieux yi ni ma ko waxee sànq beneen bi moo di def remblai bi li ñuy wax substitution gas 4 mètres loolu lañ prévoiroon ci études yi loolu la prévoir wante suñu mbokk yi dañoo xër xam nga murid moom fu mu boo ko waxee nangam toujours dafay def le plus ñu gas 4 mètres 50 mais 4 mètres 50 yooyu ñu waroon remblai 2 mètres remblai nañu 2 mètres 50 yëpp ay remblai latérite def ko par couche de 20 centimètres arrosé ko compacté ko ba mu wóor ni dëgër na baax na ñu tegaat yeneen 20 centimètres ci kawam di ko jàppoon noonu ba mu génn ba def 2 mètres 50 ñu soog a génn nag léegi fondation yi léegi teg ci kaw loolu bu ñu ko ci tegee léegi ba fondation yi jeex amorceau poteau yi génn longrine yi pare dañuy remblai waat loolu yëpp maintenant ak suuf léegi lay doon bu ñu ko remblai ak suuf compacté ko arrosé ko compacté ko loolu moom mooy suñu fondation loolu moo waral ñu def type de fondation bii nekkul nag lu yomb mais dayo bâtiment bi moo ko laaj dafa nekk bâtiment boo xam ni macha allah ouvrage la yoo xam ni warula am benn problème waruñu toog 5 ans 10 ans mu am ay xar-xar ay fissure loolu lañ ciy daw loolu moo waral ñu jël ñaari type de fondation yu bële nekk bu gën a cher ñu jël bii nga xam ne moo gën a yomb fondation nag ku nekk xam na ni moom moo yore bâtiment suñu bokk yi maa ngi leen doon wax l'autre jour ci benn ci waxtaan ci biir réunion bu ñu doon def di leen xamal ni yàlla def na ma doon intervenir fële ca Diamniadio ci benn projet jarul sax xëy na wax ban projet la wante la ñu def ci fondation ya remblai ba ak fondation yi rek coûté na 15 milliards bâtiment yi ñëwagul fële ci banque centrale bi nekk ci centenaire ñu koy wax agence principale de Dakar bu banque centrale ci jamono bi ñu koy liggéey projet bi mooy bâtiment boobu war na mat 1 milliard 500 mais 450 millions def nañ ko ci fondation yi te ba ñu paree ban kese la woon donc fondation dafa am solo ci bâtiment moom moo yore bâtiment loolu moo ñu dal ci sol bi ñu am fii ñu war a def jumaay kër Sëñ Tuubaa gi léegi moo tax ñu jël solution bii di yaakaar ni moo gën a yomb te effectivement moo gën a yomb moo gën a oyof ci ñun sinon bu ñu jëloon pieds yi
fii ñu toll ci dépense dinañ ko def ñetti yoon pour mën a yegg si fii. waaw jërëjëf sëñ bi yaakaar naa réponse yi leer na nañ waaye am na leen lu ma jaaxal ndax sànq dama dégg nga ne 35 mètres de hauteur ci minaret yi 35 mètres du lu yomb te yaakaar naa amul tëngeej édifice boo xam ne toy na noonu ma bëggoon xam lan mooy dayob 35 mètres ci minaret. ñu am architecte boo xam ni sëñ Modou wax na ko sànq ku xarañ la ku baax la muy Malick Mbow moom moo jàpp ci xam-xamam ci xam sëñ Touba li mu yeyoo ku nekk gis na ji Masalikul Jinaan bala ngay dem Masalikul Jinaan dem Touba ca Lamp Fall kawe na lool Masalikul Jinaan Soror ba kawe na lool ñu ni nañ ci teg Tëngéej kon loolu moo waral mu defal ñu Sororu 35 mètres mooy bi gën a kawe am na yeneen yu ndaw loolu nag loolu moom dafa la am fondation spéciale am moom ci digg bi la nekk comme na mu mel ca Touba noonu la ko defee fii loolu moo waral loolu li ci war yëpp nag day am jëm ci paratonnerre yeeg yooyu yëpp incha allahu taala te bu boobaa xam naa dina mën a yiir lu ci bari ci Tëngéej incha allahu taala ndax dafay kawe lool 35 mètres la jërëjëf doy na. waaw tubarkalla macha allah. waaw jërëjëf kon de loolu moom dina am solo moom xanaa kon de ku dugg Tëngéej moom projet boobu di nga ko mën a gis kon dañuy jàll ci sëñ Massène Sarr rek xam naa moom tamit mu complété ci aspect technique yi ñu gën a xam parce que gis nañ ne projet wu mel nii yaakaar naa comme ni ko sëñ Diop waxee sànq. dafa mel ni da ngeen def consortium d'entreprise comme ni ko Max doon waxee consortium d'entreprise mooy c'est le regroupement de plusieurs entreprises qui renoncent à la concurrence j'ai vu que yéen ñu bëri ay entrepreneurs ngeen di liggéey ci aspect technique yi da ngeen dajale seen i ouvrier ak murid ak ñëpp ngeen dajaloo nekk benn bloc di liggéey benn projet yaakaar naa loolu am na coût bëgg naa ngeen xam organisation bi naka lay demee ak naka ngeen di def ba mën a organiser murid yooyu yëpp ndax murid dañoo xër ku wax projet sëñ Tuubaa moom sëñ Sarr imam day jóg sëñ Mbacke Touré jóg sëñ Alaay Seck jóg te duñu xam dara ci technique ñuy tañax yi naka ngeen di def ba mën a organiser chantier bi ba mu jaar yoon ba egsi ci mbir. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim jërëjëf sëñ Touba bi moom mi nga xam ne moo ñu boole si liggéey bi loolu ñu ngi si sant yàlla bu baax a baax a baax di wax rek ne comme ni ko sëñ Pape Dieng laajee rek moom dane consortium bi ñu kii si biir kër sëñ Touba bi ay entreprise yu bëree bëri ñoo si daje mu mel ni ku mel ni Dame Ñinga
ku mel ni Papa Diop Papa Mamadou Diop ku mel ni Papa Mboub ku mel ni Mamadou Ndiaye ñooñu ñëpp ay ñoom Abdou Lahat ñi nga xam ne seen xam-xam la ñu dajale ak seen entreprise seen doole entreprise Mamadou Sall si biir te technicien supérieur ay ingénieur ñu ñëpp ñu boole suñu xam-xam fexe parce que ñun ñëpp ay talibé comme ni ko Mamadou Diop waxee sànq rek ne ab daayira la ñu doon sa daayira compétence yëpp a si nekk donc compétence yooyu bu ñu ko dajalee indi ko fii rek def naa ne lépp li nga xam ne soxla nañ ko si kër Sëñ Touba gi dinañ ko mën a sottal ba mu mat donc wàllu woowu daal moo tax ñu dajale suñuy doole suñuy xam-xam fexe ba li nga xam ne moom la ñu sumb muy jumaa ji yi nga xam ne moom la ñu bëgg a samp fii si département Tëngéej bi muy jumaa joo xam ne bu ñu jógee Touba dugg biir Ndakaaru mi nga xam ne fa lañ tabax Masalikul Jinaan donc ñu xalaat ne daal Tëngéej war na mën a am jumaa ju am doy jooy noonu loolu moo waral ñun ñëpp ñu taxaw fexe parce que boo xoolee ba si biir du ñiy feeñ ñii rek ñoom ñoo nekk si kuréel bi bari na ay techniciens yoo xam ne sax kenn ràññeewu leen lu baax a baax mais ñu ngi si indi seen xam-xam bu baax a baax donc daal li ñuy ñaan mooy yàlla jàppale ñu si ba li nga xam ne moom la ñu sumb ñu matal ko di si oo taalibe yëpp nag di gërëm aussi suñu benn mbokk taalibe boo nga xam ne moom sur le plan logistique daf si am loo xam ne lu am dayoo la si def ñu koy oowee Laxaat Seen na Laxaat mi nga xam ne yàlla dafa dogal mu yore entreprise logistique bu mag a mag a mag transport bi ñu amee ay jafe-jafe si wàllu gas geex wax wàllu remblai beex yooyu mu am si taxawaay bu takko kon donc lu ñuy ñaan yàlla jàppale ko si li nga xam ne moom lay taxaw ba si daree yu borom suba yàlla na ko yàlla sëñ Touba defal li xam ne moom la li mu yéene daal si yoon wi yàlla madal ko donc daal loolu daal amoo xam ne si laa bëgg a yokk si waxtaan wi di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf. man dama xamul maanaam ci organisation bi laa doon laaj ndax murid yi dañoo xër laaj naa la ko sànq mais dafa mel ni tontuwuloo ci bu fekkee mbooloo mu mel ni dafa daje nga war a organiser chantier boobu war a liggéeyloo nit ñi naka ngay organiser woo ba du am tañax-tañax et puis aspect sécuritaire yeeg yooyu yëpp est-ce que jël ngeen ko en compte par rapport ak projet bi nga xam ne moom ngeen di liggéey. xam nga wàllu aspect organisation boo si wax parce que ñun ñii ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu si entreprise parce que expérience bi ñu jëlee si entreprise yi nga xam ne si la doon nekk moom la ñuy appliqué fii parce que organisation chantier ñëpp xam ne kuy dugg si chantier rek xam nga ne dafa am organisation parce que mu bañ a am ay télescopage parce que dafa am ñoo xam ne ñooy nekk si exécution bi am na ñoo xam ne dañuy ñëw di def surveillance donc wàllu woowu la kii entreprise yi doxee parce que du tout temps que personnel bi yëpp dañuy ñëw si chantier bi day am conducteur si boo xam ne day nekk sur place boo xam ne moom mooy yore exécution bi di surveiller maçon yi di surveiller les chefs d'équipe et consorts mais ñi nga xam ne dañuy ñëw on ay passage rek lañu fi def comme les ingénieurs et dañuy ñëw di xool ndax application études yi nga xam ne moom lañu def ak sécurité bi ak yooyu yëpp ndax ñu ngi conforme na wala parce que y a des normes yoo xam ne moom la ñuy appliqué ci chaque norme yooyu nag yooyu ñëw di xool ndax application mu ngi tegu ci yoon wala déet mais dafa am ñoo xam ne pour l'exécution ñoom ñooy nekk parce que sinon bu ñun ñëpp ñuy tasee ci biir chantier bi day am ay télescopage donc organisation loolu mooy li nga xam ne moo gën a primordial ci chantier donc loolu taxaw am nañu ci taxawaay bu am solo nag ba ñoom Mamadou Diop ñoom ñi nga xam ne ñooy suñu mag en expérience parce que ils ont fait de grands chantiers expérience boobu moom la ñu jaruñoo bi parce que xam-xam bii nga xam ne parce que yàlla daf ñu may chance au niveau de Rufisque mu am de grands techniciens et partout dans le Sénégal boo xoolee c'est les Rufisquois qui dam sur le plan technique au niveau du génie civil donc loolu c'est clair boo ñooñu nag expérience boobu ñoom buñ ko dugalee di si jumaa ji nga xam ne mooy jumaa Sëriñ Tuubaa bi man je crois que on n'aura pas de problème donc ñu ngi ñaan yàlla man leen may leen kantan boo nga xam ne moom la ñuy soxla ak wér ba ñu mën a matal li nga xam ne et puis xam-xam bi yokk parce que chantier bu nekk am njàngat la xam-xam bu bees nga fay jëlee donc ñu ñaan yàlla xam-xam boo bu ñu fay jëlee mu mun ñu jëriñ fa ne donc daal loolu la ñuy ñaanal suñu mbokk taalibe yëpp di oo nag yeneen techniciens yi nga xam ne aussi ñëw gowuñu si jotaay bi parce que jotaay bi dañ ko yaral dañ ne tous les techniciens de Rufisque donc ku dëkk da nga rek si nga bokk sa xam-xam dinañ ko soxla sa poste tamit dinañ ko soxla parce que tamit
daje murit rek la daje murit moom doolee ku am doolee ku am xaalis sax ku am xam-xam yëpp la ñu si soxla donc ñu ngi ñaan yàlla yàlla jàppale ñu si loolu boobu loolu lépp mat. ñu ngi ci émission bi nga xam ne moom la ñuy def ci kër Sëñ Touba gi ñu tuddee ko tolluwaayu liggéey kër Sëñ Touba gi di deuxième émission bi nga xam ne moom la ñuy présenté dañoo bëggoon nag comme ni ñu waxtaanee sànq ak techniciens yi waxtaan ak commission des finances ndax ku wax projet wu mel nii xam ne ça a un coût te Alaaji Jibi Gueye mi ngi fi moom mi nga xam ne mooy président commission des finances dinañ xool moyens yooyu ngeen di am fan ngeen koy jëlee jibi ndax liñ tudd fii bëri na ci xaalis de parce que technique bi rek dafa bëri logistique beeg yooyu yëpp ça a un coût dégg naa sànq sax ay Alaay Seck naan ma ay 1 milliard 900 ñi naan ma 1 milliard 100 ñi naan ma 1 milliard 300 xaw ma coût bi ñaata la ma bëggoon xam yan stratégie ngay def pour mën a génne xaalis boobu. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. sëñ Pape sa question bi am na solo ndax ku wax projet bu mel nii wax coût bu toll noonu il faut ñu seet naka lañ koy wute loolu moo tudd stratégie de mobilisation financière dem nag kër gi moom compétence yëpp fi daje wutum xaalis bu nekk nag dafa laaj yoonam sooy mobiliser ressource pour projet soo xasee ba xam coût bi ak type de projet bi moo lay indiquer nag ngay jàll ci boobu mobilisation am na ñoo xamante ne xaalis bu tege la ñu la tabaxal ngay tabax ñu lay fay waaye day fekk mu tege waaye bi ñu dégloo suñu borom xam-xam yi bañ ne ñoom li ñu préféré mooy def étude et réalisation da ngay saytu ne fii nga jëm nañ ko def loolu it nag dafa laaj type de mobilisation financière bu mel noonu loolu ci ingénierie financière la bokk loolu bi ñu ko saytoo dañ ne ndeem étude et réalisation la alal du fi tege fii la ñu dem lii la soxla nañ ko wuti dajeeg moom te loolu mooy stratégie bi nga xamante ni ci lañ nekk te boobaak léegi di fi jot a dugg il faut ñu expliquer leen d'abord coût projet bi 1 milliard 100 yi coût la waaye nit ñi soo nee projet rek dañuy foog ne li ñu gis rek la projet nag li nit ñi gis ak nit ñu gisul yëpp mooy am mooy doon xaalis mu doon coût 1 milliard 100 yi nag ciment ci la bokk béton ci la bokk weñ ci la bokk xam-xam bi defar loolu ci la bokk nit ñi ciy liggéey bàyyi seen doole ci la bokk crédit téléphone yi ci dugg ci la bokk lépp ci la bokk te lu ci nekk nag dafa am wàllam soo gisee nag ñun le type de mobilisation financière bi ñu soxla ñun ba war ko liggéeyee lii dañuy jiital xam-xam bi dooru indi alal ji kon dañ naan technique ñu ne fi mu nekk de war nañoo gas ñu ne gas mi nu mu toll su ne gas mi nii la toll ñu ne lu mu laaj su ne lii la laaj nag ñu door ko sérieux te fi ñu ci tàmbalee mooy biñ ne 1 milliard 100 yi biñ ne loolu lay jar suñu ingénieur yi li mu ñu jëkk a may mooy ñu ne 1 milliard 100 ñaata murit ñoo ci mën a sasu bi ñu jàppee ne 20 000 murit suñu sasoo ku ne fukki junni liggéey bi àgg na c'est ça l'ingénierie financière comme tailleur la ku nekk ak lu ko jot fu mu ne 20 000 murit suñu sasoo woon fukki junni donc ñaari weer ñu joxe caabi su loolu weesoo loolu mooy coût global bi ñu door ko dogatee nag ci ñoom ni ñu koy ñëwee ci pour chaque étape lii la ñu soxla nii lay demee li fi jot a dugg yëpp ci noonu la doxi dañuy gas ngas mi nu mu toll ñu ne lii la toll ci xaalis ñu laaj ingénieur yi ñu ne suñu amoon 300 millions yu tege de moo koy man waaye dinañ ne 300 millions de amu fi kon lu ñuy def ñu ne kon pour ñu mën ko def il faut ñu am lii ak lii ci loolu la ay murit yëngatoo indi seen matériel nga évaluer loo xamante ni dafa waroon doon ci ñetti weer bu jot nga loué temps ci camion bu ne lii lañ koy loué par bés soo ko évaluer moo lay jox coût global bi mais en ingénierie fii ci niñ koy doxee étude et réalisation dana ñëw ni lan moo fi am mbokk taalibe bi ni man indi naa fukki camion ñaari pocolin ak bulldozer nga évaluer loolu ci nombre de jours mu jox la xaalis bi loolu dugg na ci alal waaye ci logistique la ñëw mu des nag su fi ñëwee carburant dafay am ñi fi liggéey da nga leen di fay
ak yeneen yu sew yi ñëw nga boole leen loolu doon cash nag loolu ngay wuti ci biti te loolu it murit yi lañ koy sasaat lu waaye am joxe ñu wàññi fukki junni ya woon fukki junni soo koy jël ku ci ne mën nga ñëw indi sa doole liggéey fii pointé sa bopp nekk manœuvre dem manœuvre ba say fukki junni mat sa fukki junni dugg na yow mi électricien nga di taalibe Serigne Touba nga ñëw fii lépp lu jëm ci wàllu ci liggéey boobu nga manœuvre ci sa fukki junni ba mu àgg sa fukki junni dugg na yow mi nga xam ne yow moom yaa Cheikh Mbacke yéen a yem attanu leen ciment attanu leen béton attanu leen weñ demal nga wut sa fukki junni nga joxe ko sa cash sa fukki junni wàcc na la noonu boobu stratégie lañ koy liggéey te boobaak léegi mi ngi dox ndax ku ci nekk sas nañ ne li nga man diggante téeméer ba ñaari junni kon fi ñuy woo mbokk taalibe yi mooy fi ñu koy jëlee alal ji mi ngi ci biir murit yi gannaaw bu murit yëpp mën a sasoo fukki junni nangu nañ ne murit bu nekk war nga semaine bu nekk nga joxe lu mu bon ñaar téeméer noonu dañ koy sase te lu ci nekk bu ñëwee day fekk liggéey tege lu ñëw ci loolu lay dugg bi ñu jógee ci rembale bi teg fondation li ñu soxla sax fi mu ne nii mooy dog nañ dëkk bi ci ñetti parti commune est commune ouest commune nord waa commune est laajuñ leen lu dul ciment bu leen ñu jox xaalis indi leen seen ciment ñu xoolee dugal ci biir yéen waa commune ouest bu leen ñu indil xaalis indi leen weñ ñu takk ko dugal ci biir yéen waa nord laajuñ leen xaalis indi leen seen béton ñu booleeg ciment bi xoolee dugal ci biir loolu nañ ko defee noonu ingénierie boobu la ñu génn bi pour liggéey ndax noonu la Sëñ Tuubaa liggéey léppam taalibe yi ñooy def seen ñax donc boobu stade lañ jël de mobilisation financière asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw je pense que Djibi li nga wax noonu am na solo waaye ingénierie financière bi ngeen teg am na solo lool ci stratégie yi pour mën a vraiment réaliser projet wu mel nii mais man dafa am lu ma jaaxal Djibi damaa gis ne ndaje murit saa su ne gars yi ki àll la ñuy demee rek yor xaalis bi seen poche rek di financer di dépenser buñ paree duñ def bilan duñ def compte rendu duñ def dara may bëgg a xam ndax yéen xaalis bi ngeen di jot fu ngeen koy def ci kees ngeen koy def wala ci compte ngeen koy def wala ci mutuelle ngeen koy wala fu ngeen koy def wala da nga koy dugal sa poche rek di génne di dépenser loolu tamit wax dëgg yàlla war naa ree ci askan bi ndax tamit am na ñoo xam ne jëm yoo xam ne ci côté logistique joxe nañ seen matériel te ñooñu xamuñu ñan la doon na baax na ñu tudd seen tur ñu soñ mu nekk soññee ñi nga xam ne dañoo lompo ñi mel ni man ñu tudd leen ndax soññee boobu dina am solo lool ci yeneen yi loolu daal bëggoon naa ko xam dëgg la sëñ Pape wax nga wax bu am solo waaye dama lay wax li ko jiitu liggéey bi dañ ko teg ci turu association ñu ngi tudd association kuréelu kër Serigne Touba bu Tëngéej lu tax ñu def ko noonu dañu bëgg mu am personnalité morale ñëpp di ci wuyandoo moo tax ñu jiital kenn bi ñu fa jógee dañu dem ubbi compte bancaire SGBS ku xool lépp outil de com yi am yëpp numéro téléphone ñu ngi fi ak contact yi ak numéro compte bancaire bi ndax dañu ne képp ku yore sa xaalis dootul tegu fii ñaari façon comptabilité lañ ko def comptabilité xaalis bi à part la comptabilité matière bi benn à part la xaalis bu dugg ci compte bi xaalis say fukki junni nañ koy joxe mën ko dem dugal ci compte bancaire bi duñu laal ci xaalisu kenn su fekkee da nga fi indi matériel comptabilité matière bi moo koy gérer fii ci kër Sëñ Tuubaa bi ngañ cek dina ko gérer li nga xamante ni nag bloc de ticket yi 500 la ba 10 000 francs te bloc yi kenn mënu ko falsifier te ku ci nekk ku yor ticket rek am nga kodam xam nañ kan moo yor tel bloc ak yan ticket la jaay fu mu nekk nii ticket bu ñu romb ci mbedd mi suñ ko foree suñ xoolee chouche bi nañ xam ne Pape Dieng lañ ko jox moom moo yore boobu bloc loolu nag dañ ko ba tey jii nag lu tax compte bi doxagul nit ñi nag ba tey joxe gunu ci biir compte bi alimenté gunu seen xaalis mais ku ñëw fii ci kër Sëñ Tuubaa gi joxe ko fi ñu ngi leen di ñaan affiché nañu liste képp ku fi mës a joxe sa dërëm soo ñëwee fekk fi di nga fi fekk ngañ sekk ci machine bi soo ne ko man Djibril Gueye mës naa jox Pape Dieng fukki junni dina la jox ko tel jour moom tel jour la ko versé lépp ñu ngi ko def sous le sceau de la transparence ndax nangu nañu ne nit ñi ñu ngi leen di laaj seen alal waaye fas yéene nañu def ko ñoom fi nga xamante foofu lañ ko bëggee donc en terme de transparence compte bancaire am na ak traçabilité opération yëpp am na te ku ñëw ci kër Sëñ Tuubaa bi ko fekk. loolu moom da ciy am solo ndax tubaab dañuy la confiance n'exclut pas le contrôle donc loolu tamit vraiment am na ci solo
ba nga xam ne nit ñi taalibe yi léegi bu ñuy joxe seen xaalis dinañ xam ne kat xaalis bi ñu joxe ci kër Sëñ Tuubaa gi dafa am transparence am na fu muy dugg te ku ko bëgg a contrôler bu koo saytu mën nga koo ñëw saytu aussi bien matériel bi tamit ku ko bëgg a saytu mën nga ko saytu kon ñu ngi ci Rio TV émission bi nga xam ne mooy liggéey kër Sëñ Tuubaa gi di 2e édition bi nga xam ne moom la ñuy def ci émission yi nga xam ne moom la ñuy organiser di jëm ci wàllu liggéey bi kon dañoo bëgg a jox rek sëñ Cheikh Mbacke Gueye mi nga xam ne moom mooy président comité de suivi bi Cheikh xam naa yow da ngay tëj waaye bala ngay tëj tamit bëgg nañu wax dëgg yàlla nga gën ñoo leeral gën a soññi mbokku taalibe yi ci liggéey bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk muy liggéey kër Sëñ Tuubaa. kon sëñ Pape ñuy santaat bu baax ci question bi ni nga ko laajee kon mu mel ni li fi jot a rot yëpp ci ay xibaar am na solo lool dañuy tënk projet bi defe naa ñi ko séq kenn ku ci ne wax nga ci fi nga tàmbalee ba fi nga yem kon mu mel ni dañuy sox fi sëñ ji bi mujjee daaneele rek ci wàllu finance bi nga xam ni comme ni mu ko waxee nga xam ne lépp dañ koo xayma jëmee ko ci liggéey bi nga xam ne 1 milliard 100 yi wax na ko lii doole la lii xam-xam la lii tamit luñ siy dugal la muy alal juñ ciy def kon leen lu ci neneen li ko tax mu am solo comme moom ni mu ko évaluer wax na ni 1 milliard 100 yi ndax boo seetee comme ni ñu ko waxee léegi ku mel ni sëñ ku mel ni sunu architecte bi Malick Mbow nga gis ni kon projet ñoom ni ñuy calculer ñoom li leen ciy fay dañ wax ni pourcentage bi temps la ndax 1 milliard yi rek déjà tey bu ñu woon 1 milliard bi kese bu nee 4% ça fait 40 millions donc kon moom kon dañuy jàpp ni moom participation rek romb na 40 millions ndax bi ñu ñëwee dañu moom loolu jàpp ndax ñun kiñ ci kaw waxtaanal nanguwul 4% 7% la demande minimum te loolu sax kooku nañu cité turam mais moom dañu moom mën na ñu ko defal waaye nag ñun daanaka ñun 4% yooyu sax moom mel defaat na ko àddi kon mu mel ni kon li ñuy wax rek sëriñ bi jàpp na ci jàpp bu am solo ndax 4% yi ñun mënoon nañ ko ndax jàpp nañ ni loolu moo gën a néew ci lu ñu mën a fay acheter bu wël bi ko defal ñu ko àddi rek léegi avancement am na nga xam ni kon biñ jugee ci moom biñ demee ci Labasol gis nga Labasol ñoom it fay nañ ndax c'est normal waaye lañu ci gën a dimbali mooy suñu mbokk taal ku ñuy wax sëñ Mouhamed Ndiaye moo jël en charge loolu fay ko def naa romb nañ 3 millions foofu nga gis ni kon loolu ay contribution la yu am solo bi ñu demee ci maanaam plan BA yi ku ñuy wax Galaye Ñaa moo ko def te Galaye nag suñu xamante ak moom mi ngi jaar ci si Pambu foofu ñu ngi koy saluer au passage te ñaan suñu borom gën koo dolli ak wér ndax fan yi yaram bi dafa sutante moo tax gisaguñ ko ci projet bi mais it ànd nañoo moom ci xol ndax sëñ Galaye Ñaa parce que ñu ci wane ba léegi rek sànq émission bi moom ñu ngi ko jàppoon ci solo gi ñëw na fi def na intervention am joxe na ay suggestion gars yi enregistré nañ ko te techniciens yi dinañ ci bàyyi xel nga xam ne moom it bi ñu ñëwee lañu sëñ Pambu waxoon lépp ci moom nit ñi dem leen seeti ko waaye yaakaaruma ni boo leen ko fayee dina ko jël ndax ab taalibe bi la te kuy liggéeyal sëriñ bi ndax bu ngeen xoolee Masalik def na ci ay intervention yu am solo te moo ko conduire ba mu est fi mu nekk kon kooku moom du ko ndaw waaye bi ñu ko jotee téléphone rek daanaka ci téléphone yi la régler problème yëpp li sëñ Pam boobu waxoon lépp comme ni sëñ Mour am te wax rek taalibe yi ñoo mën a seedante lépp lu sëñ Pam bu waxoon rek moom da ko tontu fi saasi rek ci biir téléphone bi avant ñuy gisee ak moom te tey bi mu fi ñëwaatee rek entretien bi mu def da koo wane waat dañuy le plus rapidement possible donte suba la ci lundi bi nan daje ak techniciens yi moom mu jox leen ay suggestions parce que moom li mu njëkk a wax nee na wax mi nañ ci gaaw ndax nawet mi ngi ñëw war nañu war a gaaw créer loo xamante ni day tax ñu gën a mën a rembler wax mi ni mu gën a gaawee kon nag soññee bi yëpp foofu lañ ko war a mën a accès nga xamante ni fi mu toll nii comme ni ko ji bi waxee daayira yi nekk nañ ci dëkk bi tey ñi ngi yëngu naam mais buñ doon téeméer juróomi yi yëngu 5% ñoo ci yëngoo ko te ñooñu ci ay jàmbaar lañ ñi ci des nag xaw ma information moo jàllagul xaw ma yëg nañ te yëngooguñ waaye war nañ ciy gën a jàpp ndax liggéey bi ñun ñëpp ñoo ko séex su ko defee kenn ku ci ne na nga mënee rek nga defe ko ndax liggéey bi soxlawul sax comme ni ñu ko waxee ji bi waxee wax na ko léegi xaalis bi daanaka dañuy sonal à l'heure actuelle ñun matériel bee ñu gënal am na benn daayira bu ñuy wax daayira Barsaq ñu ngi fii ci arrêt Serif dimanche dañ fiy indi xaw ma dimanche da xaw ma ban jour dañoo ñëw indi fi 1 tonne de ciment gis nga moment bi ñu leen di indee fii ci salle bi toog di wax ak ñoom ak Serigne Ka daanaka avant ñuy genn wàllu tonne ba jeex na gars yi xoolal nañ ko ba def ko ci xam nga loolu efficacité boobu dafa am solo kon donc liggéey bi murid bu ci ne rek war nga seet na nga ciy jàppee Mame Cheikh Fall dafa wax ni yéex a jëfe ndigalal sëriñ bi rek
nee na ñàkk a jëfe ndigal la kon loolu murit yi jàpp bàyyi ci xel dafa am solo tey wax nañ ko fii ñi fi nekk ñëpp ay responsable lañ kenn ku ci ne da ngaa bàyyi ci li nga nekk fas yéene nag ñëw jubal si dëj mën ko Sëñ Tuubaa gi ñu war a song projet bi mënoon nañ toog ku ñu laaj ñu jox la am na suñu bari fii mën nañ weer bu dee ñu joxe montant bu dëgg toog seen kër mais efficacité bi mooy ñëw taxawul liggéey sëriñ bi kon na daayira yi jàpp ni kenn ku ci ne war nga fi mu toll nii à l'heure actuelle ku dégg message yi jàpp ni sa keesu daayira sax bu laaj bi naree yees sax war ngaa jël ci sa keesu daayira njëgu 1 tonne njëgu 200 kilos fer njëgu charge béton nga màng ko indi ko ci kër Sëñ Tuubaa yi fexee bokk ci ñi nga xamante ni dañu mën a jàpp ci pax mi avant nawet ndax fi mu toll nii bu ko fi nawet fekkee ça pose problème kon donc loolu murid yëpp la war a animé tey dëkk bi dafa bari ay daayira loolu tamit ñu bàyyi ci xel baax na loolu doon ay daayira nga xamante ni yow daayira yi dégg nga ji bi mu xoolee ay comptes am ne 17 daayira ñooy yem ñaata centaine de daayira ñoom ñoo ne ci dëkk bi ñëpp na di wuyu woo sëriñ bi te tremplin bi fii la kër Sëñ Tuubaa la jumaa ji édifice la boo xamante ni tey bu yàlla dogalee mu sotti day doon ndamal l'islam ndamal murit yoonu murit ndamal dëkk bi département bi yëpp ndax édifice la boo xamante ni c'est une première montant biñ ci xayma amagul ci yëngu ci diine te muy bépp xeetu diine nag bu nekk ci dëkk bi rek amagoo fii projet bu toll ni projet bii kon nag loolu sas la si ñun murit yi waaye sas la si ñun jullit yëpp ci dëkk bi lañ dëkk kon nag kenn ku ci ne rek ñu ngi lay woo ci noo mën a nag nga ñëw ndax transparence moom léegi moom dépassé nañ ko parce que fii ñi fi nekk di yëngu ñëpp ci projet bi kenn ku ci ne li ngay am par jour ëpp na sa dépense tey xam ne la suñu borom defal dina tax nga mën ko sant ñàkk xam ne la suñu borom defal dina tax ngay jëf loo xam ne moom weddi ko ñoo yem nit nag mënoo ni sëriñ bi nga gëm war di liggéey di ko jox di liggéey di am lu ëpp sa dépense ñu lay jox àll sëriñ ñu ngi koy jaarale feneen loolu xel mënu koo jàpp kon nag ñun ñii nag bu ñu àndee di doxee pas-pas boobu ñun képp war nañ koo man waaye nag la sëñ Abdoulaye waxoon rek ba mu wootee liggéey bi ñu ni 1 milliard nangam la nit ñëw na ni ko mën naa koo joxe Mbàkke mun ko waa baax na lool waaye am na lu ko gën la ko gën mooy nañ fexe ba dërëm tànk yi taalibe yi dugg ci ñun nag loolu la ñu yéene mbokki jullit yi loolu la ñu yéene mbokki taalibe yi kon nag kenn ku ci ne dogal nañ la ngànt dogal la ngànt de mooy la tax nga toog sa kër doy na sëkk ab liggéey sëriñ bi nangul nan la ko waaye itamit nag ñu ngi lay ñaan itamit nag woonan la ngir jëmmi sëriñ bi nga wuy suñu ci ni nga mën a noo mën a nag baax boo indee matériel ñu jël boo ñu indilee xaalis ñu jël boo ñu indilee xam-xam ñu jël te boo ñu indilee doole tamit ñu jël kon nag loolu ñu ngi ciy woo mbokki jullit yi di ci woo mbokki taalibe yi di sant itamit kilifa yi nga xamante ni ñoo yëkkati liggéey bi yëpp doy loo ndaw ñu teg ko seen loxo surtout di sant tamit ku mel ni wax nañ ko léegi sëñ Abdoulaye Sène taxawaay bi mu ci am di sant sëñ Mamadou Ndiaye taxawaay bi nga xamante ni am na ko tamit ndax moom daanaka booy seet projet bi moo ci jëkk yëkkate ay camion joxe yëkkate ay lim yu dëgër dem nañ këram ba tàyyi du benn yoon du ñaar yoon man ci délégation laa bokk day yëkkati lim bu dëgër jox la ne la am téel te booba waxaguñ sax waxi démarré sëñ Thiam Pape Thiam imprimeur bi ñu demee si moom di ko wax affaire carte yii fi gars yi tudd léegi nii carte barkeel yi ndax fi mu toll nii carte yi buy jeex jumaa ji war naa yegg parce que dafa jël carte yi yëpp chiffré ko defar lépp ba nekkoon nag dañuy yëkkati lim di ko jox dañuy ah dañ maa bëgg a liggéeyloo si Sëriñ Tuubaa par di ma fay ñun kat xam na ni fayuñu la waaye yéene bi nga am ak matériel bi ngay def moo tax ñu bëggoon cee joxe mu ne ah waa kon te ngeen a téye ba ma soxla ko waaye mel na ni soxlaagu ko te yàlla bu mu ko soxla ndax la muy am alhamdulilah te yàlla na yokk kon loolu dafa doon yoo xamante ni mënuñu koy ñàkk bañ di wax mënuñu koy ñàkk bañ di wax ku mel ni sëñ Jean Sarr ingénieur la bu nekkoon Satar bañ ñëwee waxtaan ak moom daf ñu abal ay locaux immeuble Diagne Faye réunion yëpp fa lañ ko doon defee kon kooku mënuñu yooyu dafa doon loo xamante ni faaw buñ toogee ci milieu yi mel ni ñu wax ko ndax yooyu yëpp tey buñ ko doon uti xaalis leen ñu jural kon vraiment ñooñu mënuñu leen ñàkk bañ di cité su ko defee tamit cité bi nag mooy ñu soññi ñeneen xam nañ ni ñooñu ñëpp ñu leen ëpp pas-pas ñu ngi ci dëkk bi ñu leen ëpp am ñu ngi ci dëkk bi ñu leen gën a bëgg Sëñ Tuubaa ñu ngi ci dëkk bi waaye mel na ni ñoom lañ man wane nañ ko kon jàpp nañ ni kenn gën leen ko ëppale kenn waaye nag soññee bi daal li muy jur mooy kenn ku ci ne rek ku ñëwagul nga xam ne ñun war nañoo ñëw bokk ci ñi war a amal lii kon daal vraiment sëñ Pape bu fekkee ne amul leen luñ ci laajaat loolu daal la ñuy tënkee li ci des ñu bàyyi ko ci yeneen émission yi su ko defee ñu gën ko yaatal.
jërëjëf sëñ Cheikh waxtaan wi am na solo yaakaar naa bii mooy deuxième émission bi nga xam ne moom lañ jagleel liggéeyu kër sëñ Touba bi di ko def fii ci Rio TV suñ caméraman nekkoon sëñ Maam Cheikh Diop ñu ngi koy ziar bu baax di rafetlu tamit liggéey bi xam naa dinañ jox imam mu ñaan waaye li may soññee rek mooy li ji bi wax tubaab dañuy la confiance n'exclut pas le contrôle muy la am solo waaye sëñ Cheikh Mbacke dafa waxoon ne nit ñi dañ leen laaj lu ñu am waaye dañ ko def fu ñuy gis Cheikh it wax ne sëñ Mor Aminta da ne taalibe moo doon seedeel morom taalibeem moo tax mu seedeel jëmm yooyu mu lim sànq wax leen moo wax tamit ne bëri ko ci mbartal la ku ci teg sa loxo mu dem ku ci tegul sa loxo mu dem li gën nag mooy teg sa loxo ndax bu ñu lim gaa yi limaale ci kon dañuy jox imaam rek mu ñaan di wax Mor ma soxna Diop ñu ngi koy ziyaara bu baax di ko wax ne ko alhamdulilah ndax gis nañ ni mu dugalee loxoom ci liggéey bi loolee it dafay soññiwaale bépp autorité boo xam ne nekk na ci dëkk bi képp ku di jullit it ñu ngi lay woo ci liggéey bi nga xam ne liggéey bu sëñ Bàmba la waaye loolu rek la ñuy fàttaliwaat ne yëf yi daal bëri ko ci mbaltal la ku ci teg sa loxo dina dem ku ci tegul sa loxo mu dem li gën mooy nañu àndoon ñu teg si suñu loxo kon yàlla nañ suñu borom dimbali yàggal fi Cheikh Mouhamadou Mountakha ba ñu dund ba mën a ñëw inauguré jumaa ji nga xam ne mooy jumaay kër Sëriñ Tuubaa gi fii ci Tëngéej kon ñu jox imam sëñ Mbacke Touré mu def ñaan asalaamaaleykum wa rahmatullah wa kamilan kulla ma nanhu wa naqsidu wa lana kulla ma naxtar yàlla warod lana kulla zi saabin wa zi xarin wa yasiran kulla zi tansir yàlla tawil lana umrana saxix lana badan yasir lahum bi lazi taasara fa kullu ma yasir wa lima jame sax yaa waasi barke borom Tuubaa jërëjëf